asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre saa su nekk ci bépp actu ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey jeudi 30 avril 2020 ñu indiwaatal leen seen xibaaru revue de presse ñu dem jëli suñu page de pub bu daal di ñëwaat. L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. noonu la demee mbokk yi ñoo ko déggandoo dañ koy daal di ubbee ak journalu record mu xëy di fësal ci xëtam gu njëkk coupe du monde bi nga xamante ni nag jamono ji xel ñaaw na loolu ba xam dinañ ko reporter am déet ginnaaw ba ñu reporter li nga xamante ni moom moo di coupe d'Europe bi jëlee ko 2020 yóbbu ko ba 2021 coupe du monde bi nga xamante ni nag mu ngi waroon a amal fële na lee ci Qatar ci novembre ba décembre 2022 jamono ji question bi ñëpp di laajte mooy ba xam dina mën a amati ci date bi nga xamante ni moom lañu prévoir ndax donte lii nii di jàngoro bi dafay jóge sax est-ce que organisation bi ci war dinañ ko mën a def pour mën a amalaat li nga xamante ni moom moo di compétition boobu. waaye Premier League moom tamit dañ koo ajoon ndax jàngoro yu coronavirus bi jamono ji nag fédération anglaise ñoo ngi waxtaanee naka la ñuy mën a def rek ba reprendre ko entre le 8 juin ba le 27 juillet bi nii di ñëw ndax gis nañ ni bu ñu gaawul reprendre li nga xamante ni moom moo di compétition yi conséquences financières dina am ci 20 clubs yi nga xamante ni ñoom ñoo ko sekk. waaye ba tey ci biir journal record la ñuy desandi ak yéen mu daal di nekk journal boo xamante ni dafa 2 ans na day wax ci football di wax ci làmb tey nag Aliou Sarr la xëy fësal mi nekk ci bopp CNG boobu ba tey nag ñi ñaa ngi wax départ am waaye kii nii di Aliou Sarr bu kenn te ni am na lu toll ci 26 ans ci biir CNG boobu ba tey mu ngi koy jiite. nag président CNG yu bari jaar nañ fi jàll waaye pour une première fois ñu gis kii nii di ministre des sports Matar Ba daal di déplacé wu ak ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyu ndool dem waxtaan ak Aliou Sarr mi nga xamante ni nag contrat mi ngi war a jeex ci mois d'octobre bi ginnaaw ba mu waxtaanee moom mi ngi koy ñaan mu toogaat fii bu dee benn at la sax moom Aliou Sarr mu toogaat ci tetu CNG daal di koy jiite ndax gis na ci njariñ ba tax na nag nee na ko dinaa la renouveler waatal rek yeneen ñaari at yoo xamante ma la koy yokkaatal sa contrat ci biir CNG ndax dafa mel ni kii nii di ministre des sports dafa sentir boppam coupable que li xew ci diggante Aliou Sarr ak yeneen nit yiy bëgg mu jugee ci tetu CNG bi bu ko defee mbokk yi dañuy daal di jàll ak yéen ci journalu populaire koy di fësal ci xëtam gu njëkk suñu njiitum réew président de la république Macky Sall jamono ji nag jëlaan na yeneen mesure yoo xamante ni da koy jëmale ci ñiy bañ-bañlu couvre-feu bi ak état d'urgence bi fii nii ci réew mi maanaam ñi nga xamante ni dañuy nekk ci transport public yi teg ci di bañ li nga xamante ni moom lay dicté maanaam surcharge bu bari bi ak dendandoo yu bari yi ci biir bus bi ak voyage interurbain yi nga xamante ni mi ngi koy tere maanaam jóge ci région daal di demaat ci beneen région ñi nga xamante ne respecté wuñu loolu waaye ñi nga xamante ni tamit respecté wuñu li nga xamante ni moom moo di couvre-feu bi jamono ji jël na ay mesures yoo xamante ni képp ku ko respecté wul rek gëm naa ne di nga ko réccu ndax du ci dellu benn yoon ginnaaw moom suñu njiitum réew bi waaye fàttewul benn yoon li nga xamante ni mooy lieu de commerce yi ak espace public yi maanaam ñi nekk ci mbedd yi di toogandoo di naan attaaye di waxtaan di def ay regroupement yoo xamante ni c'est interdit lieu de commerce yi aussi lu ci mel ni marché ak feneen jamono ji daal njiitum réew raay mbelle na ba sonn waaye dafa mel ni ñu ci bari ci sénégalais yi dégguñu ko léegi nag commencé na di utiliser li nga xamante ni moom moo di force tollu ci 100 lits lañu yokk fële na la ci hôpital Dalal Jàmm ak 11 respirateurs yoo xamante ni jamono ji nag nit ñu soxla nañ ko lool ndax fi kaaw Sénégal tollu gis nañu décès yi mi ngi gën a yokk waaye tamit du décès yi dong gisaat nañu ni nombre de cas yi mi ngi gën a yokk saa su nekk rawatina li nga xamante ni moom moo di cas communautaire tax na Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé jamono ji moom mu leen dong moo ko ñor naka lay def ba mettre nit ñi feebar dans de très bonnes conditions ñun ñu mën a wér ñi nga xamante ni nag génn nañ ci àdduna ba pare ñoo ngi leen di jaale seen bokk tey ñaan yàlla mu yem fii waaye ba tey ci biir journalu populaire la ñuy desandi ak yéen
ndawu Médina yi nga xamante ne respecté wuñu woon couvre-feu bi ba tax na au delà de 20 heures daan nañu génn ci mbedd yi doon jubilé te doon jàmbaarloo ak takk der yi doon def lu leen neex ci mbedd mi mu nekk loo xamante ni Dakar yëpp tegoon nañ ci seen bët mu daal di leen di tiital lool ba tax na am nañu dëkkoon ca Médina sax te naan lii dalee naa gën a tiital gën a yóbbu seen fit parce que xamatuñu naka la ñuy def ba génn ci biti ak cas communautaire yi nga xamante ni mi ngi doxantu foofu noonu ci Médina loolu waraloon na nag yoon tegoon loxo ay ndaw Médina yu baree bari daal di bàyyi ñenn ñi waaye lu toll ci 18 ci ñoom daal di nañ leen di juger rek tëj leen 1 mois de prison daal di leen di amende lu toll ci 20 000 francs CFA yaakaar naa ne bu ñu jógee ci lii dinañu respecté couvre-feu bi comme ni ko ñeneen ñi respecté te xam ni état d'urgence bi du lenn lu dul xeex jàngoro ji ba daal di ko fii jëlee ci na mu gën a gaawee. am na benn cas communautaire mu nekk ab mag bu toll ci 85 ans ginnaaw ba mu demee fële ne la ci Touba ci ay dëcc fële jëlee li nga xamante ni moom moo di jàngoro yo coronavirus bi moom nag mi ngi nekk originaire du village de Paris Dieye ginnaaw bañ ko testé mu positif ba pare ni ngeen ko gisee noonu résultat yi loolu la jàngoroy coronavirus bi bawul kenn mais dafa am ci ñoo xamante ni dafa gën a néfaste ci ñoom mooy ñi mag ñi nga xamante ni seen âge dafa avancé ñi nga xamante ne ay diabétique lañu ak ñi nga xamante ne ay hypertendu lañu kon ñooñu lu ñu mën a def ngir toog seen kër yi rek nañ ko def te xam ni jàngoro ji ci ñoom lay gën a metti di ko ñaanal yàlla mu wér ci at képp koo xamante ni dal na la bu ko defee ñu daal di jàll ci journalu L'Observateur moom nag mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk interview bi ñu amal ak Pape Moussa Thior expert en santé publique moom nag yëkkati na ay kàddoom di wax ci lu baree bari nee na jamono ji dañuy tiital askan bi rek waaye gisul benn raison boo xamante ni dañoo war a mën a alarmer population bi di yóbbu seen fit comme ni niveau bi tollee ci Sénégal jamono ji teg na ci tamit nan am cas communautaire nekkul forcément loo xamante ni baaxul ba tax na nag ku ci nekk war nga mën a bàyyi xel ni cas communautaire li tax mu garaaw mooy kenn xamul fan lañ la ko wàlle waaye bu ñu xasee ba teg loxo ki am cas communautaire bi foofu danger bi dañ na fa mu nekk kàddu yoo xamante ni nag moom Pape Moussa Thior yëkkati na ko di ko wax ci journal L'Observateur waaye yemul foofu tamit nee na li nga xamante ni moo xew fële na la ci Europe ak ca Chine ba tax nañu daal di tëj seen ay école ak seen ay lieux de culte loolu waru woon a mën a am Sénégal ndax Sénégal la ba ñuy jël décision yooyu cas yi bariwu fi non seulement tekki tamit amuñu benn nombre de décès boo xamante ni moo ñu waroon a mën a pousser pour ñu jël na telle décision donc jamono ji jàpp na ne dañoo waroon a mën a tirer profit rek daal di profito ndax Occident yi dañoo faible bu ko defee rek ñu daal di yéegalaat suñu ay revenu yéegalaat suñu ay ressources waaye tamit gën a liggéey pour mën a tolloo ak ñoom niveau ndax jamono ji soxla nañu réew yu mel ni Sénégal. jàngat boo xamante ni def na ko ci tey leeralaat bu baax ak ni nekkul ni décision yu président bi jël ak yeneen ministres yi baaxul waaye que ni nag mënoon nañoo jël beneen décision boo xamante ni moom mooy gën a avancé loo Sénégal ci jamono ji ñu nekk waaye fële na la ci Louga gis nañ fa benn découverte macabre benn boutiquier bu doon wuyoo ci turu Moussa Sow moom nag dañoo xëy fëgg-fëgg ba sonn tijjiwul ba ni 11h jotee clients yi continuer di fëgg tijjiwul ci la ñu jaaree rek daal di woo magam mu daal di ñëw dajji boutique bi ba ñu ñëwee fekk ko mu daal di tëdd ci lalam ñàkk bakkanam ci saa si ñu daal di woo sapeur ak ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy yëkkati koore ci jamono ji ñoo ngi koy defal test bi tey la ñuy xam ba xam jàngoroy coronavirus bi la woon am déet waaye lu ci mënti am daal askan ba yeewoo foofu tiit nañu lool ndax commerçant yi am jàngoro ji jamono ji bari na teg ci ni tamit moom boutique bi dafa nekk koo xamante ni saa su nekk ñi ñaa ngi dugg ko génn donc résultat yi nu mu gën a gaawee rek pour que xelu ñi yeewoo foofu doonu mën a dal baax na. Statistiques de la police et de la gendarmerie les chiffres de l'indiscipline des Sénégalais lu toll ci 10 000 personnes yoo xamante ni yoon teg na leen loxo ndax respecté wuñu li nga xamante ni moom moo di couvre-feu bi ak état d'urgence bi nekk ci Sénégal waaye tamit lu toll ci 5000 oto yoo xamante ni ginnaaw ba ñu teree voyage interurbain yi ñoom dañuy continuer di ko wëyal di ko jaaree ci yeneen voies ñoom tamit nangu nañu seen ay oto ba daal di koy fourrière mi ngi noonu Sénégal lépp looy tere rek am na loo xamante ni ñoo ngi koy def donc pour que jàngoro bi jóge fi ko ci nekk faw nga jàpp ci comme ni ma koy waxee rek waaye lii nii di mbirum jàng beek jàngale bi boobu ba tey mi ngi nekk débat kañ la Sénégal di reprendre ay coursam maanaam élèves yi war a def examen naka la ñuy def ba demaat école pour mën a amal seen examen ci année bi pour moytuwaale tamit année blanche. loolu waral na nag ministre de l'éducation jël décision que reprise des cours mi ngi nekk le 2 juin incha allah maanaam 2 juin bépp élève boo xamante ni da nga war a def examen commencé ko ci entrée en sixième BFEM ba ci bac noonu ñëpp dinañu redémarrer waat seen ay cours le 2 juin incha allah
waaye li nga xamante ni moom moo di examen yi ñoo ngi koy amal au mois d'août na ko ñëpp waajal. Nekkul ouverture des classes boo xamante ni nag dina simple cette fois-ci ndax thermoflash la ñuy yor di mesurer sa température booy dugg ci biir classe yi. Teg ci tamit di nga yor ay gel hydroalcoolique booy dugg ci classe yi di nga raxasu, waaye tamit di nga takk masque comme ni ko France defee rek ak Chine ak ñeneen ak ñeneen. donc mbokk yi lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru revue de presse di leen jaajëfal yéen ñëpp te di leen fàttali saa su nekk rek ngeen respecté mesures sanitaires respecté état d'urgence bi nekk ci Sénégal te xam ni moom moo ñuy jëmale kanam ba ñu mën a mucc ayib. donc yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen jaajëfal te di leen jox dig daje ba suba incha allah.